jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ponk yi ca gën a fës rek bokk ci dal boo xamante ni kon nag daanu na ci kaw benn gone bu jigéen ba mu ñàkk bakkanam loolee ma nga xewee ca Pikine Wakhinane dal ba nag dalub béton la ñu ne ma nga ca kërub étage moo daal di kon daanu ci rez-de-chaussée boobu nga xamante ne nag ca la ab njaboot tëddoon ab gone ñàkk ca bakkanam ni ma ko waxee rek Aïssata Diallo la ñu koy wax ñett jëlee ci ay gaañu néewam jamono ji ñu daal di ko yóbbu ca morgue bu hôpital Grand Yoff lu ëpp nag juróom-ñaari téeméer ak juróom fukk sinébar nag xeetub cocaïne boobee nag ci kilogramme moom nag la daal di douane tegati loxo ca port autonome bu Ndakaaru sinébar boobee nag ñu ngi ko dëxañoon rek ci ay sac de voyage ñu ne nag mu ngi daal di kon jóge ci ab bateau boo xamante ne ña ngi ko mandargale Grande Nigeria mu daal di nag bokk ci groupe Grimaldi Lines nag nekk rek kenn ci client yu gën a mag ci port autonome bu Ndakaaru lu soxal nag xeex sinébar ñu ne loolee faaw rek ñu gën koo nag daal di koy dëggal gën cee taxaw Alliance nationale des communautés pour la santé nag moo daal di rek jël ay matuwaay ñu ne nag xeex bi ngir mu antu faaw ñi nga xamante ne ñoom ñooy def ko te ñaawteef yooyu di dugal drogue bi ci réew mi ay daan yu diis nag tegee ci seen kaw ca Tiwaawan doxub ñaxtu ba ñu bëggoon nangul nañ leen ko ay gone lañu waaye dañoo taxaw rek ngir xeex nag sàkkuteef bi nga xamante ne nag ñi ngi leen koy def mu metti leen lool moo waral nag lu toll kon ci téeméeri gone rek amal doxub ñaxtu ca njeexital ba am na ab mémorandum di bataaxal boo xamante ne jébbal nañu ko préfet bu Tiwaawan juróom-benn fukk ak ñeent la ñu toll ay liggéeykat yu grand domaine yu Sénégal ñu daal di leen dàq nag mbir ma nag doon loo xamante ne lu yéeme la moo waral nag tey jilee mairie bu Gandon nag taxaw temm rek ngir wallu ñooñu nga xamante ni dàq nañu leen ci anam yu doy waar tàggat yaram dinañ ci àddu ak conférence de presse di janoo bi nga xamante ne nag kii di Aliou Cissé di tàggat sunu gaynde yu Sénégal def na ko ak ki nga xamante ne naataangoom la bu Kenya di waajal nag jongante boobu nga xamante ne war na dox kon ci diggante Sénégal ak Kenya mu nekk nag loo xamante ne kon lu ñuy waajal bu baax a baax la mu mel ni rek jongante ba kon tàmbali na xat waaye jàppaleen ni kii di Youssouf Sabali ak Alfred Ndiaye du ñu mën a bokk rek ci jongante boobu lee bokk ci Coupe d'Afrique des Nations mbokk yi ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ñu tàmbali ko rek ak ñombee la xew nag ca Pikine Wakhinane foofee nag ab dalu béton daal moo daal di daanu nag ci kaw njaboot ñooñee nag ñu nga féete woon ca rez-de-chaussée ba kër ga nag di kërub étage benn xale bu jigéen bu yoo ci turu Aïssata Diallo moo ci ñàkk bakkanam ñett jëlee ci ay gaañu moom moomee sax néewam jamono yi ñuy wax ak yéen nag yóbbu nañu ko ca morgue bu hôpital bu Grand Yoff di ñàkk ñu dellusiwaat ci. ñu àddu ci leneen ci tënk nag muy sinébar bi nga xamante ne douane tegati na ko loxo fii ci Sénégal toll na nag ci juróom-ñaari téeméer ak juróom fukk ci kilo loole nag ñi ngi ko rek dëxañoon ci ay sac de voyage ci benn bateau nag la ñu ko jàppee loolu yëpp tamit ci Daamar la ñu ko def bateau boobu nag ñu mandargale ko Grande Nigeria mi ngi bokk rek ci groupe Grimaldi Lines mu nekk nag kenn ci client yu gën a mag yu port autonome bu Ndakaaru ñu ne bateau boobu nag ma nga bàyyeekoo Brésil la lu soxal nag kon xeexub sinébar fii ci Sénégal nag war nañ cee gën a taxaw Alliance nationale pour des communautés pour la santé moo taxaw temm rek ngir xeex bi nag ñu gën koo rek kon baral li mu gis nag mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy defkatu ñaawte fii maanaam ñuy dugal kon drogue bi fii ci Sénégal faaw ay daan yu diis a diis tegu ci seen ndodd ñu teewlu Issa Niang moom moo wax ci turu alliance boobu. gis nañ le gouverneur nga xamante ne nii mooy autorité dëkk bi waxtaan ak moom si li ñu woowee réduction des risques. gis tamit le procureur ak dem nañ tamit visiter la maison d'arrêt et de correction de Kaolack yooyu fi yëpp dañ fa bàyyi pour gouverneur bi ak procureur bi li ñu fa mën a jàppandi mooy plaidoyer lañ def plaidoyer à l'intention par exemple li ñu woowee consommateur de drogue injectable. Pourquoi consommateur de drogue injectable consommateur de drogue yi bari na mais pourquoi injectable dañu xam ne héroïne ak cocaïne dafa cher xale yi lu ñuy def dañuy cotiser jënd dose def ko ci seringue di ko jam di abalante bu ci kenn amee VIH wala hépatite day transmettre groupe bi yëpp léegi nag ñun nag ci wàllu boobu ñu jël ay xeex ay matuwaay yoo xamante ne ni pour ñu bañ a
am VIH pour ñu bañ a am hépatite B et C ak yeneen feebar yi nga xam ne ay tuberculose ak tous les infections sexuellement transmissibles ñu def sensibilisation démb wax nañ ko ci procureur liñ ci gën a namm mooy trouver une alternative à l'incarcération. pour répression daal bu waree am nañu mettre le focus sur les ak dealers yi ak trafiquants yi. Ibrahima Diame moo taataan ay kàddoom police nationale nag mi ngi rek kon jéggalu njabootu taskatu xabaar bi di Jean Meïssa Diop gannaaw nag ba nga xamante ne rek division des investigations criminelles enquête bi nga xamante ne nag dañu ko defoon rek takk der yi dañoo wàccoon kon ca këram doon am nag loo xamante ne ña ngi ko doon seet nee nañ ab taskatu xabaar daal la ñu doon seet boo xamante ne nag dafa laale ci mbir rawatina nag mbirum Petro-Tim bi wala boog sax mu yore ay xibaar yoo xamante ne nii xibaar yu leen soxal la moo waroon nag ñu wàccoon daal ca këram waaye police nag teg na ci mbir moomee na nag amul benn métital boo xamante ne rek def nañu ko moom mbaa bokk njabootam waaye bu ko weesoo daal ñi ngi kon jéggalu ndax loolee njuumte képp la ñu ko jàppee ak ñàkk déggoo communiqué bi nag mi ngi tukkee ci bureau relation publique bu police nationale. waxoon naa ko ci ndoxteelu xibaar yi muy doxub ñaxtu boo xamante ne nag ay gone ca Tiwaawoon amal nañu ko ñu nangul leen boobeeb dox xale yooyu nag nee nañ li leen metti rek mooy sàkku téef bi nga xamante ni ñu ngi koy def gone yi loolee nag metti leen lool seen lim toll na daanaka ci téeméer mbaa boog lu ko ëpp loo xamante ne dox nañu ñaxtu ca mbeddi Tiwaawoon ya ca cappaandaw ga nag am na ab bataaxal boo xamante ne jébbal nañu ko préfet bu Tiwaawoon Cheikh Anta Diop Sey la tiira di door doxam ñaxtu bi ci école 1 ci Tiwaawoon xale yi jóge woon nag ci quartier yu bëri fu mel ni Konjak Ndutu quartier Kuli dox ci mbeddi Tiwaawoon yi xale yi li leen gën a metti la ñu fësal muy nag xale yi nga xamante ne dañuy dem nag ba nekk ci l'école yi te amuñu benn kayitu juddu ak sàkku yi nga xamante ne ñu ngi leen koy faral di sàkku ci li yenn l'école yi. dañuy kaas suñuy droit parce que xale yi liñ leen di dundaloo ci àdduna bi dafa metti les cas de viol dañuy jël xale yi di leen sànq loolu rek kon moo taxoon ñu ñëwoon xale yi seen waajur yi tax duñ leen wutal kayitu juddu te duñ mën a ñëw école tamit. loo leen di conseiller parents yi. buñ seen xale yi buñ juddoo ñu wutal leen kayitu juddu rek. di woo parents yi ñu gunge ñu ci séance de sensibilisation ak signalement yi nga xamante ni ñi ngi leen di defal formation yi ñu leen defal ñu gunge ñu ci ànd ceeg ñun pour que bon yi nga xamante ni ak métital yi nga xamante ni ñi ngi koy def xale yi ci gox bi métital yooyu lañ. kii di préfet bu Tivaouane gis ne lii xale yi def yoon la ba tax na nee na dina ci jëli pexe lépp loo xamante ne war na ngir gën a aar xale yi moom mii dina ci dugal loxoom. xale yi jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jànkonte ñoom lim nañ ko def nañ ko ci seen mémorandum bi ci jiitu mooy li nga xam ne mooy ñu ci bëree du ñu am kayitu juddu loolu nag responsabilité bu rëy la ndaxte te nag ñu bëree ko bokk. parents yi ci boppam ñoom ñoo war a jëkk taxaw ngir wutal seen doom kayitu juddu. phénomène bi nga xam ne am na léegi te bés bu ne ñu ciy wax mooy ñi nga xam ne dañuy jéem a di sàkku ndaw yi ak yooyu loolu tamit loo xam ni la. déjà am na arsenal juridique na ay daan yoo xam ne déjà teg nañ ko ku ko def lii ak li ma def. xale yi soloon nag ay t-shirt yu weex di dox ci mbedd Tivaouane yi yëkkati ay kaddu ngir askan wi mën koo dégg takk der yi di police ak sapeur pompier de ñoom ñoo gunge woon xale yi ci seen dox bi. askanu Bambey séeréer ñoom it wàccoon nañu ci mbedd mi waaye seen forage moo leen soxal ñoom nee ñu forage boobu nag dañu ko rek bëgg jox nag ab privé boo xamante ne nag moom mooy taxaw nag ci yorin bi ñu ne nag du ca dal tey du ca dal ëllëg ba tax na ña ngay sàkku daal ci kilifa yi ñu xoolaat bu baax a baax mbir moom nga xamante ne nag nar nañu ko jëfee naam sax jëfewuñu ko ba noppi imam Abdourahmane Sène moo wax ci turu askan wa ñu teewlu ko ak Babacar Diouf. dañoo départ ci cotiser mu am benn ONG bu ñuy wax Vision Mondiale mu ñëw jàppale ñu gasal ñu forage dem ba nag gis ne am na la nga xamante ne commencé naa feeñ tey duñ ko nangu suba duñ ko nangu ëllëg lum leen jaral tamit danañ leen ko jaral ndaxte nee nañ njiit bu nekk da ngaa war a dox ci say yittey askan bi nag du leen lu dul nga fajal leen seen soxna ñun nag suñu forage mooy suñu lépp lum leen jaral nag jaral nañ ñu ko ndax lépp lu fi nekk lu baax Bambey Séréer bañ na Bambey Séréer lànk na te il continuera à refuser. Bambey Séréer ku ci sañ a taxaw fii na ñëw ñu ñëw signé ak Aquatex ne ñun war na ñoo mën a yore forage bi te forage bi wóoluwu leen ndax ñooñu ñëpp ku ci nekk def na gàkk boo fi def. nga xamante ne sareet yi ñëwuñu ci Bambey Séréer sambeen wut si ndox kon lii moo tax ñu ne duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba.
duñu ko nangu tey duñu ko nangu suba. ñu yegg rek ba diwaanu Ndar ak Grand Domaine nag foofee ay liggéeykat la ñu dàq toll nañu ci juróom-benn fukk ak ñeent ñu dàq leen nag loolee daanaka indi rek ak jaaxle ca askan wa rawatina ak njaboot googu nga xamante ni ñoo fa newoon di daan seen doole. mairie bu Gandon nag taxaw na temm rek ngir jàppale leen ba ñu mën leen nag jëlaat ci seen barabu liggéeykaay boobu. Kalidou Ba moom la ñu toftal ca maire bu Gandon ñu teewlu ko ak Ousseynou Diop. GDS bi ñu fase yéene wàññi seen ay nit yëgaluñ ko commune Gandon binduñu yëgaluñ ñu ba ñun ñoo ko yëg ñëw laaj leen ñu ni lu am la gannaaw bi ñu ko waxee itam ñu wax leen suñu xalaat ci loolu teg ci itam ñun comme binduñ ñun ñu bind leen. wax nañ GDS bind nañ ko teg nañ ko seen loxo ni leen ñooñu nañ leen delloosi buñ leen delloosee ñu wax ak ñoom pour suñu ëllëg buñ leen delloosiwul dégg naa léegi li ngeen wax waaye ñun tamit am nañu pexe waaye duñ ko wax fii te suñu pexe daañ ko dox lañ ci war daañ ko def bu mu jeex tàkk en tout cas yéen waa zone Ndiawdoune yéen waa commune Gandon bu GDS continuer ni muy def la ñuy def ñun ak GDS di ngeen ko gis di ngeen teg seen bët. waaye na GDS xam ne en tout cas ñun ngemb nañ pour la nga xam ne yoon may nañu ko daañ ko jëfalante ak ñoom te lu rafet lañ bëgg suñu diggante ak ñoom kon nu ñu seetaan lu ñuy def ñu mënuñoo nangu nit ki doon jàmbaar ba yéeg ci kaw amoo looy def lu dul daaneel ko dàq ko mënta nekk mën nañ sax dégg nga delloo ko ci la mu ne woon su fekkee am na prime bi nga xam ne prime mu chef la woon nga dindi prime ba waaye nga bàyyi ko ak salaire am. lu soxal yokkum carburant bi Thierno Lo di njiital nag coalition Aljana nee na nguurug Sénégal daal dafa yéex ci matuwaay boobu da koo yéex a jël lii waroon na koo def bu yàgg a yàgg li mu war a bakkay mooy rek wàllug subvention yi nag loolee la ñu war a dakkal moom Thierno Lo ni ñu ko waxee njiital coalition Aljana waaye mi ngi tamit sàkku rek ci doomi Sénégal yi ñu bàyyi xel bu baax a baax ci yenn réew yi nga xamante ne nag ñu nga féete ca fudul Sénégal maanaam ca bitim réew ñooñu nag ñu ne li leen tax a jug dëgg rek mooy teg loxo ci suñu ressource ñu ànd ceeg di saprera njëgub carburant bi état bi waroon na ko yokk bu yàgg dogal boobu état bi waroon na ko jël ngir éviter problème mu trésorerie yi nga xam ne moom la am Thierno Lo moo amee gis-gis bi nu mel ci li nga xam ne mooy augmentation bi tàmbali démb ci 18h. Je vous dis aujourd'hui que le président Macky Sall a tardé à augmenter le carburant. Pour le simple fait. man dama jàpp ne nguur gi dafa yéex a sax yokk njëgu carburant bi looloo tax ñu am ay jafe-jafe ci wàllu trésorerie bi ñuy dégg jamono ji ndax président dafa subventionné pétrole bi ba mu impacté ci projets sociaux yi léegi moom am na courage wu arrêté loolu yëpp te yokk tuuti ci carburant bi gaz bi sax mënoon na koo yokk te sax moom laalu ko man bu ma laajoon dama ko naan mu yokk ko jëlee ko sax 4000 francs ba sax 5000 francs ndax alal jooju ñu jëlee ci yokk googu mën naa financer li nga xam ne mooy emploi des jeunes. Sur le carburant, vous allez financer les projets des jeunes qui sont porteurs de projets. président alliance Aljana di artu sénégalais yi ci ñu bàyyi xel ci seen pétrole ci gis-gisam ay nit dañoo bëgg jaxase diggante Sénégal ak Mauritanie ci wàllum gaz boobee. pour que ñu pare ba président Macky Sall commencé lim digoon Sénégalais yi mu commencé koo def na àggale dialogue bi lim digoon Sénégalais yi na ko def pour que ñu amul liggéey suñu secteur privé bi développé wu xale yi ku ci nekk nga jàpp ci dara pour que Sénégalais yi bëgg mais depuis bi mu defee prestation de serment ba léegi ñu wax problème pétrole bi réew mi dafa taxaw lii nag mënta continuer parce que su continuer mooy indi gars yi liñ bëgg ci ñun ñu am ko mooy ñu commencé di xeex di bañante di bañ a yéenante lu baax bu ko defee ñu dem Sangomar gee pétrole ba nekk commencé di ko puiser yéen du ngeen xam fu barigo yi dem parce que actuellement xamu leen or bi fu muy jaar xamu leen fu circonnu jaar. Thierno Lo doon amal ab conférence de presse jàpp ne état bi war na di autoriser ñi nga xam ne dañoo bëgg manifester ñu def seen manifestation waaye jàpp na tamit ne du si manifestation yooyu la mbir yi di leere njëgub. ñu koy jaajëfal di sa prera ñu àddu ci wàllug politique ak ndaw yi nga xamante ne nag ñoom ñoo fare ci Ligue démocratique sosub mouvement nee nañ nag dañoo bëgg a xool daal beneen anam bu ñu defee politique bokk na rek ci ndaw yi ñu gën leen a tàggat ñu xamee bu baax a baax ci wàllug politique ndax ëllëg ñoom ñoo war a doon rek ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo fi nekk ñu amal nag ab séminaire boo xamante ni ña nga ca doon tàggatu Moustapha Senghor moom moo jiite mouvement boobu ñu teewlu ay kàddoom ci micro Alhassane Ba. ñun yaakaar nañu ne jeunes yi ndaw yi nekk ci parti politique yi wala ci parti bi sax dañ leen war a jox
formation de qualité ndax nu mën a gérer réew mi ci nuñ ko yaakaare ñu tàggat leen parti bi nag mosul négliger la formation des jeunes mais mën nañu wax ne ci waxtu yi ñu ngi gën a dooleel formation des jeunes parce que dañu yaakaar ne pour jeunes yi mën a def seen devoir dans la cité il faut que ñu am xam-xam parce que xam-xam mooy jiite réew mën ñu jël ñoo xam ne jànguñu xamuñu dara ñu leen jiital te yaakaar nañu ne séminaire bi camarade Ousmane Badiane ak docteur Cheikh Tidiane Sow di def dinañu permettre ñu xam bu baax parti LD mën koo xamal aussi yeneen sénégalais yi ndax ñu mën a adhérer ci parti bi ndax ñu mën a jóg taxaw comme benn nit pour conquérir le pouvoir effectivement ndax ñu mën a gérer bu baax ci yorin bu set bu sell li nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk. Ross Béthio commune boobee nag ku ko wax rek nekk ca Waalo tudd suukar tudd nag ceeb ndax tool ya kon bari na fa waaye nag commune ba ma ngay jànkonteel ay jafe-jafe yu tar ndax ñaari jàngoro yi nga xamante ne lëjël na leen lu ci mel ne jàngoro diabète ak hypertension artérielle moo waral nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo féetee ci wàllug wér-gu-yaram ba nag di kilifa yi nga xamante ni ñoom ñoo jiite foofu lépp loo xamante ne soxal na wàllu wér-gu-yaram rek di yëgal nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilifa yi leen géete gën a féete kaw ñu def seen kéemtalaay kàttan waaye it ñaax askan wa ndax loolu yëpp rek dafay gën a gàllankoor commune ba dañu ci ànd ak Ousseynou Diop Habib Seck. ci wàllu feebar yi gën a sonal askan wi bokk na ci diabète ak lii di hypertension artérielle waaye tamit feebaru der kàddu yi la ñu ngi ki xamal ci consultation yi ñu doon amal ci Ross Béthio jëmale ko ci askan wi ci juróom benn téeméeri nit yi nga xamante ni gis nañ leen ña cee bare feebaru diabète moo leen sonal wala lii di hypertension artérielle mu doon loo xamante ni ki jiite bërëbu fajukaay bi ci Ross Béthio ma nga cee yëkkati kàddu. waa jàngoro yi moom daanaka diabète gi ak tension gi la moom moo ci ëpp diabète gi ak tension bi jàngoro yi surtout diabète gi ak tension yi dëkkuwaay gi la dañu nekk ci zone goo xam ne ni moom suukar si daf fi bëri trop te dafa yomb trop mais aussi dafa doon zone goo xam ne ceeb la ñuy bay fii moom daanaka ñëpp ci ceeb bi la ñuy nekk ceeb bay dund gi. ñi nga xamante nag seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu paj xamle na ni li ko gën a waral bokk na ci file nañu jëfandikoo ceeb bi ak l'excès sucre bi bokk na ci li nga xamante ni moo ko indi. ni diabète ak tension yi nga xamante ne moom seetlu nañ ni moo gën a sonal population bi nga xamante ni moom moo nekk fii ci zone nord bi maanaam Saint-Louis ak li ko wër. ñoom ñoo ñuy gën a soxal ñu dem la cee dimbali bu fekkee ni amoo ko ñu jëm laa wax nan ngay mën a def ba moytandi ko bu fekkee ni yàlla def na tamit malheureusement nga am ko ñu jëm la cee jàpp. ngir xeex yu ni mel kilifa yi nga ko gox yi ñu ngay sax yëkkati kàddu jëmale ko ci askan wi rawatina di laal ay pexe ngir loolee mën a dat. ñu ngi waxtaan ci lan la ñu war a wut pour gën a améliorer qualité des soins ñu ngi xalaat xool nu ñuy def di fi indi léeg-léeg ay médecins semaine bu nekk ñu indi fi diabétologue indi fi dermatologue indi fi ñuy def benn prestation ci semaine bi pour que wax dëgg yàlla nit ñi di gën di am cawarte di dem xool seen yaram. bés yu ni mel xale yi nekk ci médecine ci université Gaston Berger bu Ndar war a génne ren jile ñoo koy amal di saytu jafe-jafe yi askan wi am ci gox bile ñoom nee na ñu la ñu gis mooy force ñu amal ay sensibilisation ngir feebar yile mën a bañ a dal askan bi. Ousseynou Diop cant ak ngërëm ñeel na la ñu dellu wax rek ci màggaluk Serigne Abdou Lahad bi ñu ko doon amal nag alxames ji weesu màggal googee nag ak na ca xalifaam ba taxawee di Cheikh Sidi Mbacké muy taxawaay bu am solo gannaaw bi nag moom moomee di xalifa Cheikh Abdoulaye Lahad nag daal dinay rek kon delloo njukkal ñi nga xamante ne ñoom ñooy taskatu xabaar yi rawatina ak groupe Futurs Médias ak tànk yi nga xamante ne taxawee na ko ci màggal googee ñu teewlu ki nga xamante ne moom moo wax ci turu Cheikh Sidi Mbacké. di sant mboolem jànkate alxuraan yi ak xasida yi di sant mboolem mbokk yi ak xarit yi ak wëlër yi ak soppe yi ak taalib yi ak mboolem daayira yi fu ñu mën a jóge kenn ku ci nekk jàpp gi nga jàpp ci màggal gi muy wax wala muy jëf lu mu néew néew rek sëriñ baa ngi lay sant sëriñ baa ngi lay gërëm mboolem njaboot gi ñi ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal nga taseeg tawfeexi sëriñ bi ñi ngi sant mboolem ñi nga xamante ne àndoon nañu ñun liggéey bi ci presse bi muy rajo yi ak télévision yi ak site internet yi ñoom ñëpp sëriñ bi ñi ngi lay jotale seenu cant boo xam ne mboolem ku ñu dem ci yow la nga war sa digganteeg liggéey bi def nga ci loo xamante ne yéene nga ko defee ak pas-pas waaye nag ñu seere la bu baax nag ne sa wëlër Youssou Ndour na mu waxoon daaw loolu la waxaat
bañu eggee ci màgg ga dafa wax ne def leen li ñu war a def yëpp waa télévision bi te bu leen ci laaj benn dërëm noonu ma ko waxoon tamit defe nañ ko noonu ñu ngi koy jotal ak cant bu baax di ko gërëm di sant mboolem rajo boo xamante ne ak télévision yëngatu nga ci ak nu mu mën di doon ñi fi teew ak ñi fi teewul ñëpp ñu ngi lay jotal seen sant ñi ngi sant bu baax di ñaan yàlla bu baax bis bi ñu yàgg koo jëf ci yàgg koo fekk te lépp mu doon sa kanam te ñu dajee ci ngërëmu Seexul Xadim mu nekkoon màggalub ñetteelu xalifa bu Xaadim Rasul ñu daal di dem rek ba fële ca Égypte ca Caire ak fa ñu naan place Tahrir ca Égypte place Tahrir nag ku ko wax xam rek mbaa ku ko wax rek xel dafay dem ci place boobu nga xamante ne nag ñoom ñooñee bu ñu daan fippu bu ñu amee lu leen metti foofee la ñu daan dem ca place Tahrir diggante 2011 2013 ñuy fàttali rek manifester ya fa jot a am juróom-ñetti at ci tey gannaaw bi place Tahrir nan la mujjee mel dañu ci ànd ak Mamadou Ndiaye Mor Xarma. béréb bii ngeen di gis bokk na ci béréb yu gën a siiw fii ci Maghreb ñu ràññee ko ci printemps arabe yi fi amoon mi ngi nekk ci diggu Caire tur bi ñu xam ko ci place Tahrir ñu mën ko méngaleeg place de l'indépendance foofu ci Dakar. juróom-ñaari at gannaaw ba fi révolution bi amee fii ci place Tahrir léegi nag melokaan bii la am ay oto ay touriste waaye it li ci gën a seetlu ay takk der béréb bi nag fii la rassemblement bu mag bi fi amee woon béréb bi li xar kanam bi mu joxe léegi sécurité lañ fi nemmeeku waaye it ay takk der yu bari fii nag mënoo fee def interview wala filmer sans nga am autorisation. ci fàttali lépp a ngi tàmbale ci 25 janvier ci atum 2011 fii nag ay junni nit dajale woon fii ñëpp nekk ay égyptiens benn mouvement société civile woote woon fii ak ñaxtu bunduxatal bi leen policiers yi di bunduxatal loolu lañ doon ñaxtu départ ba benn fan la woon waaye ñu seetlu ci yëf yi dafa mujjoon dem ba am ñeenti semaines yi nga xamante ni égyptiens yi fii lañ joxante woon rendez-vous. looloo waraloon démission président de la république bi fi nekkoon di Hosni Moubarak gannaaw ba mu defee fanweeri at ci boppu Égypte ki ko remplacé di islamiste bi di Mohamed Morsi place ba daal di delluwaat égyptiens yi génn di ñaxtu loolu ñu ngi koy fàttali ci weeru juillet ci atum 2013 gannaaw ba la chefu armée bi di Abdel Fattah al-Sisi daal di foqati nguur gi islamiste bi di Mohamed Morsi moom mi nga xamante ni moo fi njëkk a nekk président bu ñu fal gannaaw ba ñu daal di koy tëj lu tolloog ci ñeent fukki at ak juróom-ñeent moom Mohamed Morsi sax mi ngi génn àddina ci 17 juin bii ñu génn gannaaw bañ ko doon jugé place Tahrir léegi nag mi ngi wone melokaan bii. ميدان التحرير ده يعتبر من أهم الحاجات اللي عدت في مصر في آخر فترة بسبب إن هي كانت تعتبر من. bon ميدان التحرير ñu ngi koy jàppee mu nekk place boo xamante ni bokk na ci place yi gën a am important ci Égypte parce que récemment nii mooy révolution 25 fii la xewee moo tax daal buñ ci taxawee ñoom dañuy yëg lu bëri. nekk na place bi nga xamante ni ndaw yi dootuñu ko fàtte ba mukk. tàggat yaram Sénégal Kenya suñu gaynde yi ñi ngi koy waajal ci seen boor waa Kenya yi tamit ña ngay waajal boobu jongante ñaari entraîneurs yi nag janoon nañu ak taskatu xabaar yi Aliou Cissé nag mi ngi daal di xamal nag askan wi ne ki nga xamante ni moom mooy Youssouf Sabaly ak Alfred Ndiaye kon du ñu mën a bokk ci boobu jongante waaye nag dinañ def seen kéemtalaay kattan ki nga xamante ne nag moom mooy tàggat waa Kenya nee na moom expérience bi nga xamante ne daal jàngee na ko ci Sénégal moom la bëgg a jëfee su ko defee ci jongante bi nag mu xam dëgg-dëgg yan tànk lay taxawee dinañ ci ànd ak Mamadou Ndiaye Mor Xarma. Kenya Sénégal fii la fas yéene amee fii ci stade bu 30 juin fi nga xamante ni Sénégal fii la joué ñaari match am yi ñu weesu contre Tanzanie ak Algérie ñi ngi nii nag di doog a jóge ci conférence de presse d'avant match bi nga xamante ne ñaari sélectionneurs yi nga xam ne ñoo war a daje dañ ciy jàkkaarloog journalistes yi ñu posé leen ay questions ñu waxtaan ak ñoom li ñu ci mën a jàpp nag tënku ko moo di Aliou Cissé li mu wax mooy dafa ñëw ci ñi nga xamante ni mooy joueurs sénégalais yu blessé yi ku ci mel ne Sabaly ku ci mel ne Salif Sané ak ki nga xam ne mooy Alfred Ndiaye ñeneen ñi nga xam ne fas yéene ñoo bokk yaakaar nañu dinañ bokk ci effectif bi te ñu blessé woon ci match bi ñu génn muy Idrissa Gana Gueye ak Ismaïla Sarr beneen coach bi nga xamante ne mooy Sébastien Migné moom miin na Sénégal loolu la wax xam na bu baax mentalité sénégalais ak ñi nga xamante ne jëflante na ak ñoom muy ay sénégalais wala sélectionneurs yi nga xamante ni jaar nañu ci équipe nationale bu Sénégal ku ci mel ni Claude Leroy mën nañu déglu ñaari sélectionneurs yi te ñëwaat.
Oui, je crois qu'aujourd'hui, mon inquiétude surtout, c'est les blessures. On a Alfred qui est... Bon, yaakaar naa ni sama équipe li ma ci jaaxal mooy blessé yi rek Alfred forfait na ak Sabali aussi dañu forfait confirmé nañ ko léegi li ma yaakaar mooy dinaa récupérer ki nga xam mooy Gana ak Ismaïla Sarr Salif Sané moom dafay juste propre donte reprendre na démb pour match demi bi yaakaaruma mu bokk ci. kon man ni ma ko waxee match bi gagné ko loolu moo lay gën a may doole gagné match bi moom lañ bëgg te xam nañ ni bu ñu gagnéwul équipe keñaan bi nga xamante ni matcham bii bi passé daf ko gagné te loolu da koy gën a yokk doole te moo tax entraîneur yeeg équipe yi ci grand match yi lañ leen di gën a xam surtout match bi ñu am mu nekk match bu décisif man nag dutewuma ci sama qualité équipe ak surtout sama qualité bi ambiance bi nga xam moo am ci tanière bi voilà surtout nga xamante ni potentiel yi nga xam ne équipe sénégalaise bi am na ko wane nañ bu yoon budul benn di yoon ne équipe bu mag la ñu yor te loolu dañ koy mën a wane ci match yi ñu jëm lu tax man may dute te xam nañ ne envie bi ñu am surtout mooy gagner te suñu match bi nga xamante contre Algérie défaite boobu ñu am daf ñu gën a yokk doole fii ñun ñu fi nekk ñëpp kenn bëggu fi ñibbi en tout cas man ci tanière bi amuñu envie ñibbi lundi mardi wala mercredi te xam nañ ne match bi bu ñu ko gañewul dañuy ñibbi te ñu dañ fi bëgg a des. Nous sommes conscients de ça, donc nous savons que nous devons rester ici. Et pour rester ici, il faut gagner contre lundi. Il faut gagner contre le Kenya lundi et rester ici le mardi, s'entraîner, mercredi aussi, et jeudi. Voilà, donc j'ai eu la chance de découvrir votre pays, de me préparer pour différentes CAN. Bon, man nag am naa chance de découvrir Sénégal xam naa fa bu baax xam naa Saly yàgg naa fa xam naa bu baax mentalité sénégalais yi. jege naa lool kii di Boubacar Sarr Locotte xam nañ ni Sénégal équipe bu solide la parfois bien vrai que dafay am problème mu mental joueur sénégalais parfois mu am yenn jafe-jafe te loolu laa mbébét mu am ko suba mais à part ça bu ñu waxantee dëgg rek xam nañ ni machine équipe sénégalaise bi parfois bu doxee mën na gaañ bu baax équipe bi muy jàkkaarloo Sénégal wane na ko ci qualification yi gis nga ko équipe matcham yëpp la gagné xam nañ ni du nekk match bu yomb waaye li ma yaakaar dina indi équipe bi nga xamante ni dina mën a jàkkaarloo ak Sénégal bu baax. Que le fait d'avoir Claude sera très partagé. D'un côté, sa seconde patrie le Sénégal et je pense le coach du Kenya. kon ñaari sélectionneur yi muy Aliou Cissé bu sélectionneur bu équipe nationale bu Sénégal ak Sébastien Migné moom mi nga xamante ne moo yor équipe bu Kenya Sénégal fas yéene dajeek Kenya suba ci bu 19h jotee fii foofu ci Dakar 21h fii ci Caire maa ngi fii ci stade bu Caire nga xamante ne mooy stade bu 30 juin bu Caire fii la Sénégal fas yéene amal ñetteeli matcham mu nekk 3e journée bi nga xamante ne mooy poule C Sénégal fas yéene cee jàkkaarloo Kenya mu nekk match bu décisif kon ni ñu ko déggee Aliou Cissé wax ko. jërëjëf Mamadou Ndiaye Sénégal Kenya ñuy ñaanal nam suñu gaynde yi di leen ñaanal rek bu baax a baax jogante boobu nag ñu jógee ci ak ndam ñu des ci wàllu tàggat yaram ba tey bi yoon nag wax ci njaayum mayo yi mu mel ni nag Sénégal keroog rek ba mu lajjee diggam ak Algérie dafa mel ni rek kon njaayum mayo yi daal dafa daal di kon daanu ndax gis nañu ni ñu bari dañuy ñëw di jënd waaye la ñu seetlu ca Sandaga moom yéeme na ndax jaaykat ya nee nañ gisatuñu kenn kuy ñëw di jënd mayo ba tax na nag ñi ngi sàkku daal ci askanu Sénégal nañu ñëw ngal la ngir supporter sunu gaynde yi leeral yi dañ ci ànd ak Maguette Soirée Diallo. mu nekk ab daan bu metti ñaari fan ginnaaw bi Algérie daal di amee ndam ci kaw Sénégal sa marché Sandaga njaayu mayo bi njaxte gi ci nekkoon dafa daal di arrêté. waaw depuis bi ñu Algérie dooree laay wax sax depuis heure boobu noonu bi match bi tasee genre clients yi dañoo raar parce que sénégalais moom vraiment ñemewul defet waaw depuis boobu clients yi moom gisoo kenn quoi waaw tu vois rarement les clients non kenn non ñu ngi jaay mais benn par rapport ak jour match waaw jour match fii dafa xatoon depuis avant match bi di commencé bi match bi desee 5 minutes da ngay liggéey mais après bi match bi tasee moom waaw gars yi dañoo raar quoi. am naa ci yaakaar parce que lii daf ñuy defaral ñun suñu dooroon keroog rek dañuy gën a am courage mais il faut ñu dal tuuti li ñëw mooy dàq incha allah waaw ñu ngi ñëw mais nag fan yi ralenti nañ mais début bi ñëwoon nañ bu baax.
ay maillot ay écharpe ay foulard ak ay sër itam dañ koy confectionné ngir dooleel gaynde yi jaaykat yi ñoom jàpp nañ ni waruñu décourager benn yoon. am yaakaar daal ñu ngi am yaakaar te man am naa ci yaakaar bu baax ni Sénégal dina dem ci kaw ci kanam incha allah loolu suñu avancement lay doon parce que amuñu lu dul Sénégal loolu la. su dee club mën nga faral club nii mais su dee Sénégal moom ñëpp jàpp si waaw amuñu lu dul Sénégal waaw amul bokkuma Sénégal ay maa ngi toog dama mer wala affaire yooyu non non man gëwma loolu man Sénégal laa gëm waaw gars yi nañ ñëpp ñëw jàpp Sénégal mu dem quoi. jaaykatu mayo yi ñoom am nañu confiance ci seeni wax ñoom jàpp nañ ne bi la daan du tere Sadio Mané ak ñamu àndal ñu def campagne bu baax sa Égypte. gannaaw football ñu wax ci wàllu basketball fële nag ca Yëmbal Nord foofee nag la ñu bëgg rek mooy wàllu basket nag gën a kon jug ca kaw moo waral ASC Bokk Xalaat nag ne li gën daal mooy ñu def fay jumtukaay ci wàllu basket su ko defee nag ñu gën a dimbali ndaw ñi foofee sax am na ab terrain bu basket boo xamante ne kon daloon nañu ko ba noppi loole yépp nag ngir ndaw ñi am fu ñu tàggatoo Salif Sow. terrain basket bu bees ñu ko doon ibbi bu rëy koo xamante ni royukaay la ca sport booba teew ca dalal xel yi fii. ñëw fii xool fii lu fi xew xool lan moo fi am xool aussi lan la leen mën a dimbale dëkk boo ko bëggee doxal ci xale yi ngay commencé te rafet na ma ñëw fii gis xale yi gis ñu excited pour gis ma. moom doomu Sénégal bi yëngu ci basket ci NBA ci États-Unis mu ngi ñëw ci banlieue bu Ndakaaru bi fii ginnaaw ba ko benn ASC invité. football rek tax ñu jóg mais développement localité moo ñu tax a jóg ñu initier ay projets yu bari muy des projets de développement bokk ci projet yooyu construction terrain de basket bi ñu taxaw tey am aussi à côté benn complexe sportif boo xamante ni amagul ci banlieue bi boobu dina doon 245 millions mooy budget bi ñi ngi ci déjà. conseil municipal bi di waa mairie bi ñoom ñoo jox dirigeant yi fii ay espace yoo xamante ni mën nañ faa tabax seeni yëf ngir gox bi mën a suqaliku maire bi nga xamante ni teewoon na ci ndaje mi maire Yeumbeul Nord mu ngi naan yeneen ASC yi nañ jéem a roy ci Bokk Xalaat. xew fii suñ ko multiplier par le nombre d'ASC qui est dans la commune beneen xar-xanam commune la ñuy am beneen commune bu bees la ñuy am. terrain basket bi waa Bokk Xalaat nee ñu dikkee na leen juróom-benn million yu teg genn wàllu million. Salif Sow Asmalik Diop cant ak ngërëm ñeel na leen mbokk yi nit sant nañ leen gërëm leen yéen ñi farewoon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi ba mu sotti dig daje ci yeneen jotaayu xibaar ñu leen di ñaanal kenn dalug jàmm te di ko sàkku ci yéen.